bul ñàkk salit bul am ba naagu waxu wolof la mën naa wax ne waxu pulaar aussi la waxu joolaa walla mandeng nit ki ñaar la benn bi mooy li ñuy woowee endurance maanaam ñeme coono bañ a xaddi beneen bi mooy humilité loo mënta am humilité dafa am solo maanaam wooyefal sa bopp lu tax parce que am na benn xalaatkat ci politique ak ci philosophie mu ne li néew ji doole tey ëllëg mën naa bari doole li bari doole tey ëllëg mën naa néew doole li nga am tey nag ëllëg mun nga ko ñàkk li nga ñàkk tey ëllëg mun nga ko am yooyu yëpp ci nit ki aussi la dépendre parce que dañu ne xaddi mooy gëmatoo yàlla ndaxte mooy défaitisme ñu ne nag bul am ba naagu aussi naagu mooy en français plastronné plutôt naagu mooy ñàkk humilité ñàkk woyofal sa bopp naagu mooy koo xamoon bañ ko xame ki nga doon jëfal bàyyi ko maanaam gën na toutes les relations sociales li la wër yëpp da nga koy bàyyi ndaxte am nga mais àdduna comme ni ma ko doon waxee day dox di soppeeku mën na wëlbatiku ba nga xam ne ki la xamoon ëllëg ci sa daraja dootu la xamee ndaxte yaa ngi ci ndóol bu doy waar moo tax nag ñu ne te boo ñàkkee nit parce que am nga ëllëg boo ñàkkee li nga am dootoo am nit mooy perte 10 perte le sec xam nga ciment matière la matière boobu pour tabax la nit nag dañ koy tabax parce que nit ki yar mooy fondation waaw yar mooy fondation maanaam tàggat nit ki yeeku ci àdduna li ko war ak li ko warul fi mu war a yem li mu mën a def li mu mënul def loolu ñetti anam la benn bi mooy aspect moral mooy am xel bi tax mën nga ràññee lii baax na lii baaxul walla lii war na lii warul lii kat mën naa ko def waaye du ma ko def parce que waruma ko def je ne le fais pas parce que je ne dois pas le faire mooy le devoir ak le pouvoir mais ci éducation aspect boobu dafa am solo parce que nit ki bu mënul ràññee nit sa personnalité des na bu mënul ràññee rek am na li des ci personnalité bi boobu benn la mooy la dimension morale beneen dimension bi mooy le profil mooy ni ñu la tàggatee du yar rek mais apprentissage la maanaam ñi ngay jàngee ci alxuraan walla école walla ci ay métier yooyu day tax yaa ngi jàng ñuy sotti ci sa xel ay xam-xam ay mën-mën ba nga xam ne xarañ nga ci wàllu mathématique walla xarañ nga ci wàllu menuisier walla xarañ nga ci wàllu journalisme walla xarañ nga ci wàllu caméra walla xarañ nga ci wàllu science physique walla et cetera walla histoire n'est-ce pas walla droit ainsi de suite loolu mooy tàggat nit ki bokkul ak yee nit ki boobu moo doon benn yee tàggat nit ki nag mooy dressé ko xale nag noonu lañ ko war a yare lañ ko war a teel a jàngal
li baax ak lu baaxul lu am njëriñ ak lu amul njëriñ man nag bon loolu du livre mais ci pratique bii la dégg ci pratique bii la léegi boo defee li la war ak ndimbalu sunu borom sa doom walla xale bi mun na am parcours bu rafet ak woy bu rafet ça c'est fondamental mais nag aussi ma préciser gis nañu en Afrique xëy na Dakar dañu tubaabee trop waaye normalement en Afrique doom ji bu juddoo ba mu màgg am un certain âge responsabilité collective la ñu am ci éducation am maanaam sa nijaay sa dëkkandoo même ki nga xamul day participer ci yar doom bi nag ay étape la bi mu nekkee kër ga ba am ay 7 ans commencé dugg école ba am lijaasa walla def métier am un certain âge comme ni ko Amadou Hampâté Bâ waxee n'est-ce pas de 7 ans ensuite je crois c'est 14 ans ensuite c'est 21 ans ensuite ba mu màgg mais dafa am étape bi nga xam ne de par exemple de 7 ou bien de 1 à 21 ans loolu mooy famille bi dëkkandoo yi maître yi école coranique wala école française wala école métier liñ ko ci dugal mooy tàggat ak yar voilà li des ni lii nag moom ak àdduna la dafa am solo parce que xam nga yàmb ak lem ñoo bokk wante niroowuñu waaw c'est vrai lem ci yàmb lay jóge yàmb mooy indi lem donc même processus la même réalité la wante bokkuñu ci nit ki parce que lem dafa neex ba ñu ràññee ko ca paradis mu am ay vertu thérapeutique maanaam am na li muy faj dafa wuute ak yàmb nga xam ne bu la màttee du la neex donc c'est le principe li neex ak li neexul dañuy ànd également tantôt nga am bés bu neex tantôt nga am bés bu naqari mais benn ci ñoom warul tax nga fàtte beneen bi day ànd et c'est ça la vie c'est l'unité des contraires maanaam juboo li nga xam ne dafa wuute gis nga nit ki quel que soit li nga am mu naqari la agressé la da nga war a xalaat ne y a le bonheur quelque part te bonheur nag du état bonheur mooy li ñuy tabax ci sa couple ci sa lieu de travail ci sa xarit yi ci sa dëkkandoo yi ci ñi nga xam ne xam nga leen walla xamoo leen mais ci li ngay def aussi mun na nekk art mun na nekk science mun na nekk politique mun na nekk diggante ak sa soxna walla sa diggante ak sa alaji yooyu yëpp c'est des moments de bonheur mais bonheur boobu yow yaa koy cultiver. ay sagesse la maanaam ay xam-xam nga xam ne nin koy tabaxee day dem ba des ci xelu nit ñi parce que loolu la ñuy woowee les procédés de mémorisation parce que ñun civilisation orale la ñu nekk civilisation orale nag sa wax day gàtt mais mu am sens dégg nga mais du am sens rek day neex du neex rek mais mun nga ko utiliser ci ay circonstances yu bari ci discours ci yedd nit ki ci xamal ko leen et cetera c'est des procédés aussi pour jàngal nit ki
àdduna débat amoon na fi mu am ñu ne africains yi daal amuñu culture amuñu civilisation mooy tubaab bi mais civilisation ak culture mooy sunu capacité tabax ay xam-xam n'est-ce pas bi nga xam ne dañ ko jëlee ci sunu jëf ci àdduna si mu nekk wàllu agriculture mu nekk wàllu climat mu nekk wàllu njàng mu nekk wàllu et cetera loolu la ñuy dajale mu nekk ay proverbes ay maximes et cetera comme amuñu écriture c'est par ça qu'on apprend